salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ànd ak seen télévision Sunugal 24 ñoo ngi am mbégte dellusiwaat ak yéen ci seen jotaayu taxawu jàngat comme ni leen koy faral di defaree waxtu wu nekk di ànd ak yéen ci actualité yi ak jàngat yi ak solution yi ak itam li nga xamante ne moom moo di conséquences yi tey ñu am mbégte di dalal ki nga xamante ne moom moo di al imam Dramé bi nga xamante ne ku miin kër gi la imam Dramé ñoo ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah. Abdou Khadir maa ngi lay fay. di nuyu mbooleem internet yi. ñi seetaan Sunugal 24. waaw comme ni nga ko waxee ñun fii moom sunu kër la. ñuy sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew. fu sénégalais nekk rek ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf imam tey jii nam nañu waxtaanee ci ay ñetti poñ yu nga xamante ne boo dee xool ci actualité bi moo gën a fës bi ci njëkk mooy projet de loi bi nga xamante ne moom moo aju ci wàllu criminalisation bi. biñ defee rejet bi kilifa yi defaat nañ ay déclaration ci taxawaay yi nga xamante ne war nañ cee taxaw naka ngeen di lancé waatee ak defaraat li nga xamante ne moom moo di loi bi loolu dinañ ci ñëw tamit ci situation Mali. waxtu yi ñuy àddoo ñuy teewlu peuple Mali bi yëpp génn nañu di réclamer li nga xam ne mooy seen souveraineté. taxawuñ ci rek ci anam gu nga xamante ne anamuk ay slogan la mais dañ cee boole force dañ cee boole doole bañuñ ci sax ba embargo bañuñ ci sax ba jàmmarloo donc foofu Mali egg ci wàllu xam li nga xamante ne moom moo di am sa souveraineté bopp dinañ ci taxaw def ci ab jàngat tuuti mais aussi déclaration yi nga xamante ne CEDEAO jël na ko wala bokk CEDEAO jël na ko pour ñu jéem a embargo Mali te jàpp nañ ne réew yu bari dinañ ci loru mais surtout Sénégal bi nga xamante ne daanaka mënoon wax ne Mali moom mooy premier partenaire am bu nga xamante ni lépp lu ñu soxla fi leen koy jël see donc point yooyu ak yu ni mel yeneen bu ñu ko waxtu permettre daan ci ñëw ngir jàngat ko ànd ceeg ki nga xamante ne moom moo di imam ci suñu point bu njëkk bi nga xamante ne moom la ñuy dem ginnaaw bi nga xamante ne loi bi nga xamante ne dañ ko rejeté ginnaaw dox gu sore bi nga xamante ne ci ànd sàmm jikko yi dox nañ ko te yow bokk nga ci ànd sàmm jikko yi ñuy xeex en tout cas ba loi bi même su fekkente ne àggagul fa mu bëgg a jëm feeñal na yu bëri feeñal na ay kanam yu nga xamante ne kenn foogu ko woon yeena sénégalais yi aussi tamit ci biir élection yi andi na ci frustration bu mag bu nga xamante ne léegi daanaka boo dee xool candidat yi nga xam ne ñoo xaw a féete boor boobu xaw nañu am tuuti jafe-jafe ndax loi bi ni mu leen tegee pression ginnaaw bi nga xamante ne rejeté nañu loi bi fan la dossier bi toll lan ngeen taxaw pour def ko woote woon ngeen conférence de presse pour war koo taxawal tey mais dañu jékki-jékki ñu daal di xam la ne donc dootul am lan moo waral loolu ak fan ngeen toll. waaw Abdou Khadir maa ngi lay nuyu. di la sant bu baax ci dalal bi. di nuyu sénégalais yi. comme ni nga ko waxee ànd sàmm jikko yi kuréel la goo xam ne kuréel gu yaatu la. maanaam collectif la boo xam ni mën nañ ni plus de 50 associations yoo xam ni yu moom seen bopp lañ. ci wàll wu nekk ñoom ñoo ci dajaloo. ñu tuddee ko collectif ànd sàmm jikko yi. ñu def benn rappel historique tuuti rek pour xamal nit ñi ni ànd sàmm jikko yi jógoon na def tournée. ci biir réew mi ci 45 départements yi. waaye tournée bi tamit daf ko commencé ci bunt bi. réew mi ku ko wax xam ne réew mi réewum ngëm la. réewum kilifteef la. moo tax ñu jiitaloon ci xalifa généraux yi commencé ci ku mel ni. Sëriñ Muntaxa Mbakke ñaanal ko yàlla mu dëgëral ko ku mel ni Sëriñ Babacar Sy Mansour nga xam ni tey bu histoire di bindaat dina bind ni ki xalifa bi njëkk a jàkkaarloog ministre de l'intérieur jàkkaarloog moom direct wax ko mbirum góor jigéen Sëriñ Babacar Sy Mansour la ak mbooleem xalifa yi ku mel ni Cheikh Mahi Niass waaw ku ba jaamal ba àndulaay ga ma jógee ba ci bois sacré bi église bi ñooñu ñëpp signé daal ni li ñu d'accord tey mooy nañu criminaliser mbirum góor jigéen kon ànd sàmm jikko yi moom ndaw la woon rek bu doon dox ci tànku wala ci kilifteefu kilifay réew mi ndax ñooñu ñu fi tudd ñooy kilifay réew mi mooy xalifa généraux yi ak église bi ak bois sacré bi ñu jógee la ca xew ñun ñëpp xam nañ ko mu nekk gàcce goo xam ni yaakaar naa ni histoire u Sénégal du ko fàtte mukk mooy histoire réew mi ku koy bindaat di nga ni ba ñu toogee xalifa généraux yëpp signé église bi signé
bois sacré bi signé ñu ni nañu criminaliser mbirum góor jigéen régime mu Macky Sall ak Moustapha Niasse maanaam ak régime bi d'une manière générale ñoom ñoo dajaloo kidnappé loi bi rejeté wuñ ko dañ ko kidnappé parce que loi bi àggul assemblée nationale waaw moo tax d'ailleurs maa ngi rafetlu bu baax déclaration bi nga xam ne maître Babou def na ko ci nga xam ne avocat bu mag la wane na ni moom ndigal li nga xam ni sëriñam joxe na ko da koy topp te ndigal li tamit muy ndigalul yàlla di ndigalu yonent bi kon ñun dañoo def suñu devoir rek mooy fàttali nit ñi comme ni ñu ko alxuraan waxee fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin waaw fa zakkir inna faati zikra maanaam fàttali leen bu fekkee ni fàttali dina jariñ yonent bi ni balligu anni walaw bi aaya kon ñun suñu rôle moo doon rek gis ni peuple bi d'accorduñ ci mbirum góor jigéen te réew mi ab république la ñu ni nañ jaar ci loi yi nga xam ni ku ci jaar war ngaa am li nga bëgg parce que féministes yi bi ñu jógee di wax mbirum viol mu nekk problème ci Sénégal dañoo jóg jaar ko fi ñu ko war a jaar indi ay loi ñu criminaliser ko wàllu ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu bétail nu mu tuddati vol de bétail dañ ko criminaliser yaa ngi dégg te ñooñu ay sénégalais lañ te jàpp naa ni réew mi féministes yi ëpp ñu fi seen kàddu ëpp fi doole xalifa généraux yi avortement médicalisé waaw yaa ngi dégg avortement médicalisé gis nga coow li fi mu ci toll kon ça veut dire ñun dañoo def nañ li ñu war a def mais est-ce que ñiñ ko seqal def nañ li ñu war a def jàpp naa ne defuñu ko léegi nag mu des ñun dañoo doon wan peuple bi rek kenn ku ne kan mooy kii yee kii di tubaab naan kii yee kii parce que àdduna bu ñu naxante ñaari couleur rek ñoo fi ne mooy xisbullah ak xisbu seytaan comme ni ko alxuraan waxee kuréelu ànd sàmm jikko yi ak ànd sànk jikko yi ànd sàmm jikko yi jógoon nañ yóbbul projet de loi bi fi ñu ko war a jaar ñu sant tamit député yi nga xam ni ñoo ko porté nga xam ni ku mel ni Mamadou Lamine Diallo am ci courage vraiment taxaw temm ci projet de loi bi ci proposition de loi bi santaale waa ànd sàmm jikko yi parce que ñoom it ku mel ni Babacar Mboup gis nga tourné na partout 45 départements yi ñoom Makhtar Sarr vraiment ñu def loo xam ni kenn mësu ko def ci Sénégal mooy dajale association islamique yëpp amul murit amul tijaan amul xaadar amul laayeen ba ñëpp dëppoo ci benn mbir jàppoon ni bu ñu ko yóbboo assemblée nationale loolu suñ ginnaaw lay nekk mais malheureusement tey assemblée nationale wan nañ ñu ni nekkaluñ fi askan wi mais am na ñeneen ñuñ fi nekkal léegi nag loolu moom leer na mbéjum kanam nag wolof nee na borom a koy fajal boppam te man li ma ci gëm Abdou Khadre mooy li Serigne Habib Sy bu Cheikh Alhaji Abdou Aziz Dabakh wax man loolu laa gëm vraiment bi ma déggee déclaration dama am fierté parce que daf ñoo fàttali Cheikh Alhaji Abdou Aziz Dabakh bu yu mel ni Moussa na am responsabilité bi muy taxawee wax ju leer joo xam ku ko dégg xam kii li mu bëgg a wax ku mel ni Serigne Habib Sy wax na ko wax bu leer mooy wane na ni léegi képp ko xam ne ànd nga ak Benno Bokk Yaakaar ànd ak Moustapha Niasse ak ñu rejeté loi bi yowmal xiyaam fépp fu ñu taxaw yàlla buy laaj mbirum góor jigéen yow di nga fa taxaw yaa ngi dégg loolu mooy li leer loolu Serigne Habib fàttali na ko déclaration bi nga xam ne Serigne Mountakha defaat na ko wane ni moom position ba mu amoon tey la ko gën a am mu ngi taxaw ci li yàlla bëgg ak ci li yonent bi bëgg ak li Serigne Touba digle mooy nañu xeex mbirum góor jigéen dégg nañ ko mel ni sëñ Abdourahmane Kounta mooy porte parole Ndiassane jaar fi mu jaar yaa ngi dégg kon réew mi unanimité tey nangu nañ ni lii trahison la parce que bu ñu naxante trahison weesuwul sa peuple fal la jox la doole ji yëpp nga wëlbatiku jëlaat doole ji di leen ci xeex te tey ji loolu lañ gis tey ci assemblée nationale waaw ndax fan lañ jëm nag sa question bi dinaa ci tontu loolu jàpp naa ni kilifa yi ñoo koy décider ku mel ni Babacar Mboup mooy coordinateur bi ñun réunir nañ ci mosquée bi nekk fii aéroport mosquée Anachavé fa la ñu réunir koroog kilifa yëpp a ngi fa woon ku mel ni imam Dame Ndiaye moo nga fa woon bi jiite association des imams prédicateurs du Sénégal teewal fa imam yëpp imam Aline Badara Ndaw yebale woon na ñun ñi ñëpp a ngi fa woon ñoom Cheikh Omar Diagne ak kilifa diine yi yeble nañ li ñu décidé mooy dañuy toog dégluwaat kilifa diine yi parce que kilifa diine yi ñoom ñoo ñu yebaloon ñun ay seeni ndaw lañ dañuy delluwaat ci ñoom rendre leen compte
bu ñu leen delluwaatee ñoom rendre leen compte ñoom dinañ ñu jox ay stratégie ñu boole ñun suñuy stratégie boo waa dinañ wax sénégalais yi fan lañ jëm waaye liñ mën a rassurer pour sénégalais yi xamal leen ni xeex bi day soog a départ xeex bi moom ku jàpp ni jeex na le combat est loin d'être terminé xeex bi day soog a départ te incha allah dinañ ko xeex ci xam-xam xeex ko ci xel parce que xeex moom xam-xam ak xel moo koy def lépp lu ñu loi yi may dinañ ci jaar pour ñu fexe ba ñu criminaliser mbirum góor jigéen wan juróom-ñeenti député yooyu ni leen moomuñu Sénégal Sénégal dafa am fu mu jaar ba ak si seeni loxo kon amuñu droit di neexal tubaab yi tax ñu bëgg fee teg agenda boo xam ni day tasaaroo ci réew mi yàq suñu njaboot loolu moom duñ ko nangu loolu leer na ci biir loolu tamit xeex boobu nga xam ne yéen a koy continuer di xeex àndi kook ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa diine yi biir Sénégal te da ngeen koy réclamer souvent réew mi réewum kilifteef la mais ci biir kilifa yooyu dañ ciy gis ñu nga xam ne dañ ciy woote woo ne ñoom ci la ñu bokk mais souvent dañuy jël ay décisions yu nga xam ne day nekk lu contraire ak li nga xamante ne noonu la ànd sàmm yi jikko yi di doxee mais noonu la diine di doxee ba wax ci sax wax du nga xamante ne góor jigéen waaw xam nga loolu moom jàpp naa ni l'islam boo gisee mu naqaree sosal l'islam dafa indi téere bu ñuy wax alquran mu nekk ñu tuddee ko alkaamil mooy lu mat sëkk alquran bokk na ci turam yi al furqaan suratul furqaan am na ci biir kaamil bi mooy luy tàqale dëgg ak fen alquran ñëw nekk téere boobu day wax ci le passé di wax ci le présent di wax ci le futur ci ñetti temps yëpp mu ciy wax kenn nit mën ngaa sosal ku nekk ba mu des yàlla parce que yàlla moom li mu wax da ko bind bàyyi ko fi bu doon da koo wax rek wax ji mën nañ koo soppi yaa ngi dégg moo tax boo dégloo ci alxuraan dañuy gis yàlla bi muy xas yahuud yi sax da leen wax ni alladina yuharrifuuna al kalima an mawaadihi mooy ñi nga xam dañuy soppi alxuraan ji di ko falsifier waaye alxuraan nag kenn mënatu ko falsifier tey yàlla tàggat na ay nit ñu baax ñoo xam ne ginnaaw yonent bi ñoo ko taxaw muy saxaaba yi bi ñu fi jógee taabiina yi taxawu ko taabiina taxawu ko ba nit ñi tafsir ko ba mu leer yaakaar naa ku déglu fan yi rajo yi ak télé yi dégg nga imaam yëpp unanimité ci réew mi génn nañ def ay xutba wane aaya yi nga xam ni moo condamné góor jigéen nga xam ni yàlla tuddee na leen ay criminel waaw al mujrimuun lan la namm ci yàlla waxu ci dara waaw lim ci namm mooy moom it ci mission la nekk xam nga àdduna kenn ku te da ngaa nekk ci mission man mii tey jàpp naa ni wala yow mii sa mission mooy fexe ba mbir mi leer nit ñi xam fu ñuy teg seen tànk mais am na ñoo xam ne seen mission mooy fexe ba mbir mi lëndëm parce que ñaari kuréel yooyu rek ñoo fi nekk xisbullah ak xisbu seytaan bu ñu naxante beneen nekkul ci diggante bi am na ñoo xam ni dañuy ñëw pour liggéeyal yàlla ndono li fi yàlla indi ak yonent bi salaay salaam ñu fexe ba mu leer mooy ndonal mag ñi leeral diine ak ngor ak àdduna bi stabilité am fi ak jàmm mais am na ñoo xam ni ndonal iblis la ñuy leeral. moom dafa jàpp ne ay politiciens yu déguisé wu ci affaire religion la loolu déclaration sëñ Mountakha bi moo ko dajji parce que ku dégg déclaration sëñ Mountakha moo jiite mooy xalif général des Mourides Serigne Babacar Sy Mansour mooy xalif général des Tidianes. moom nee na xaritu ñooñu la. waaw même bu nekkee xaritu ñooñu est-ce que tax na mu mel ni ñooñu foofu la wax ji nekk. parce que ñooñu ku ne xam na seen position ni mu leere nee na ñëw na ngeen defal ko déclaration wane ko ne ci nga bokk ba di ko laaj ndimbal di ko ñaan sax xaalis. waaw man bëgguma jël sama temps trop ci moom. la ma ca waroon a wax naa ko ca. te loolu laa gëm ba tey mooy dafa am mission bu muy dox. mission bi muy dox mooy fexe ba li leeroon ñu lëndëmal ko. yaa ngi dégg te l'islam kenn mënatu koo lëndëmal parce que yonent bi nee na innal xalaala bayyinun wa innal xaraama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat al mushtabihat mu ni laa ya'lamuhunna kasirun min an naas li dagan leer na li araam leer na am na lu nekk ci diggante bi nag lu lëndëm la te ñi ëpp ci nit ñi xamuñu ko yaa ngi dégg ñun loolu du lu bees ci ñun parce que bu doon daf ko def ci ànd sàmm jikko yi rek day nekk lu bees waaye toog na fii ni Alaaji Malick espion la nit ñi di ko dégg ponkal mu tal ni Seydi Hadji Malick ak li mu liggéeyal réew mi nga am fitu ni espion la kooku mënatoo wax lu nit ak Cheikh Tidiane waaw Cheikh Tidiane Chérif mu ne ay góor jigéen dañ ko daan fréquenté xam nga loolu lu ko gën a ñaaw amul loolu nopp yi koy dégg sax xam nañ ni xel nangu ko kon moo tax man bëgguma jël temps trop ci moom ragal naa ku seetaan débat bi nga xam ne def na ko ci Walfadjri moo imaam Samb imaam lam ca wax yóbbaale na ñëpp géew macha allah kon li am solo rek mooy ñun tey kenn duñu divertir duñu nekk ci liggéey boo xam dañoo gëm ni jaamu yàlla la
dañoo ndonal mag ñi la ñuy protéger ñu nangu ku ñuy divertir. waaw léegi nag dañuy bàyyi ak sénégalais yi parce que sénégalais yi xamul lu ñu ñàkk a xam mais du diine. Sénégal diine teel na fay dugg te nit ñi xàmme nañ lu baax ak lu bon. ku toog di défendre lu bon yaag sénégalais yi képp kuy défendre lu baax sénégalais yi moom ñu ngi lay déglu. waaw macha allah kon dañuy wëlbatiku dugg suñu deuxième point jëm ci li nga xam ne moom moo di situation élection locale yi. donc tàmbali na campagne yi. fu nekk ñi nga xam ne ñoo di coalition yi ñu nga fay dem. yow yéen ci li nga xamante ne moom moo di situation élection locale yi. ban jàngat nga ci am parce que gis nañ violence yi bari na fii. boo demee Médina Bamba Fall ak ay gaayam boo demee tamit aussi ci àll bi ba chaque jour ñu indi ay vidéo ak i reportage yu wane ne. violence yi mi ngi am partout ci Sénégal mënuñoo dérouler daal li nga xamante ne moom moo di élection locale yi comme ni ñu ko daan amee bu njëkk il faut rek am ñu ci gaañu wala am ñu ci indi ay jafe-jafe naka nga jàngatee situation bi. waaw xam nga Abdou Khadre violence moom réew mi yaakaar naa képp ku fi yeewoo di ab sénégalais te gëm avenir réew mi violence gëmoo ko parce que ñun ñi man ñi jàngalekat laa. te ay yarkat laa kon man dama gëm ni réew kenn mënu koo tabax lu dul stabilité dafa am. waaye stabilité pour mu am sécurité am maanaam day tegu ci dëgg parce que man loolu laa mos a gëm réew mi boo gisee tey lu neex waay def mooy réew mi justice moo fi amatul parce que loo mën a def it bu fekkee ne xaritu Macky Sall nga wala nga bokk ak APR du mujj fenn lii ay fee la loolu mooy dëgg parce que bu doon ku def naka sudul noonu foo mën a bokk ak koo mën a àndal ñu sanctionné la lu bari doo ko ñeme waaye fii yaa ngi bokk ànd ak régime bi wala nga xam ku bokk ci ñoom lu la neex ngay def du mujj fenn lii moom mooy li nga xam mooy problème mu mooy justice bi la ñuy jël mu tëddeewul njaaxaanaay li ñu naan 2 poids 2 mesures bi am ci justice bi loolu mooy problème mu Sénégal Sénégal gëm nga ni boo rayoon nit sax tey mën nga ko négocier parce que am nga xaritu bu jegee régime bi loolu nag ñun mënuñu lu dul ñaawlu ko gëm ni réew mi justice mënta dox lu dul dañuy fexe ba ñëpp yem ci alxuraan dafa wax lu am solo yàlla dafa wax ni inna allaha ya'muru bil adli wal ihsaan gis nga aaya boobu aaya bu am solo la imaam yi dañ koy xutba mais dafa jar ñu taxaw ci leeral ko nit ñi yàlla dafa ni man yàlla maa ngi leen di digal al adlu mooy justice gis nga baa boobu baawul musaaxaba la bil adli la wax mooy justice daa iman mooy justice bi nga commencé ko ci sa bopp yaa ngi dégg commencé ko ci sa njaboot commencé ko ci say proche commencé ko ci say camarade de parti mooy al addulu gis nga xamal luñ ci teg al ihsaan gis nga justice bu amee rek paix am mais fu justice amul jàmm du fa am kon bu ñu naxante man li ma gëm mooy réew mi justice bi mënta ñàkk tey ñu toogaat waxtaanaat teg ay sanctions ñi nga xam ni ñoom li leen tax a jug rek lenn la mooy perturber jàmmi réew mi te réew mi nag bu ñu waxantee dëgg sunu police bii ak sunu gendarmerie bii bu ñu leen libéré rek bàyyi leen lépp lu fi xew ñu réglé ko sunu magistrat yi bu ñu leen bàyyee rek lépp lu fi nit def ci lu jaaduwul dinañ ko teg ci yoon mais nag dañ leen a ngalaab ki leen ngalaab nag weesuwul le pouvoir exécutif bi parce que man li ma gëmoon le conseil supérieur de la magistrature fii ak loxo président de la république maa nga fa loxo ministre de la justice nekk fa mënuñoo jël benn décision wolof nee na ku la abali bët fu ko neex ngay xool ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura kon violence bi yëpp li ko indi mooy ñàkk justice bu am ci réew mi loolu moom la ñuy dénoncer justice bi nañu fexe ba def ci ay réformes waaw man loolu laa gëm ni buñ ko réglé problème injustice maanaam problème violence bi dina réglé et puis kilifa diine yi lu mel ni CUDIS cadre unitaire de l'islam déclaration yi ñuy def am na solo jóg dox am na solo mais wolof nee na daw ca ba ngay ami tànk wolof nee na xoddiku balaa ngay lakkale mooy boo gisee ñaari nit di jote li diine maye courage maye ko ngor maye ko mooy kay tooñ nga ne ko yaay tooñ loolu day yombal atte waaye boo fekkee ki ñuy tooñ ki ñuy dóor nga bëgg a téye loxoom te kii dóor moom continuer di dóor du régler problème bi waxoon nañ ko fii ci ay émission ku ne xam na ni régime bi fi nekk li ñu teg opposition bi ci ay ci fitna bari na parce que exemple yu bari mën nañ ko ciy jël képp koo xam ne taxaw nga pour bëgg dara ci réew mi wala nga nar a jaamaarloog Macky Sall mu xam ne yow mi opposant bu dëgër nga
dinañ defi pexe ba tuumaal la waaye dinañ defi pexe ba teg la loxo loolu nag du indi jàmm ci réew mi. c'est ça, oui. kon cadre unitaire de l'islam encore une fois ñun suñuy frère rek ñoo fa nekk yaa ngi dégg ñu respecté leen trop mais jàmm du lu ñuy wax jàmm lu ñuy dund la. Hegel moo ko daan wax la paix c'est pas un mot c'est une mode de vie jàmm du lu ñuy wax nii rek. lu ñuy exercer la lu ñuy dund la kon nañ ci boole di ko dund. te loolu bu ñu ko temps bi mayoon mën nañ ci indi ay alquran yu dul jeex. boo demee ci sóoratul xujuraat yàlla wax na aaya boo xam ni damay wax ni buñ ci delloo rek dinañ régler problème mu Sénégal wa in taifataani min al muminina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baxat ixdahuma ala al oxra fa qaatilu lati tabgi xata tafiya ila amrillah fa in faat fa aslihu baynahuma bil adl waqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin ñaari kuréel bu ñu jotee ci jullit ñi na ngeen leen réconcilier bu ngeen demee ba gis ni benn kuréel bi dafa féttéerlu di nekk ci li ko neex yéen ñëpp def leen bloc ngeen embargo ko ànd xeex ak moom ba koroog muy dellusiwaat ci dëkk. c'est ça oui. alxuraan kon dafa leer. bu ñu bëggee indi régler problème nañ delluwaat ci kaamil bi rek wala ñu delluwaat tamit ci sunu loi réew mi loi yi nga xam ne réew mi teg na ko. mais bu ñu fi bëggee teg fee loi yi teg fee li yàlla wax teg li yonent wax di créer suñu waxi bopp wax jee bari rek mais jàmm du am. c'est vrai comme loolu nga wax sànq ci élection yi donc ñoo ngi dem élection mais dafa mel ne dañ ciy dem élection ak beaucoup d'incertitude. maanaam leerul bu baax. ni ñuy demee ci élection yi sart yi nga xamante ne moom moo tënk ni ñuy duggee ci élection yi amaana leerul bu baax ci bopp ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem. léegi lan ngeen xalaat ci ñàkk a leer googu di dem am na ñoo xam ne boo leen déggee sax ci ni ñuy waxee dañu sukkandiku rek. ci volonté sénégalais yi ak bëgg changement. mais demeewuñ ci sart yi nga xamante ne noonu la ko tënkee est-ce que mun leen dem ba ci biir ñàkk a leeru sartu li nga xam ne moom moo di fichier électoral bi. indilaat leen yeneen jafe-jafe ci wàllu élection yi su fekkente ne yéen a ngi dem ci mbañ gàcce yi. man yaakaar naa képp ku topp samay chronique yi ma def. ci weer yu mujj yi bari na fu may laaj ni opposition bi ci ban garantie lañ am pour war a mën a dem élection. parce que mënumaa dem ak doo élection koo xam ni fichier bi gisuma ko xaw ma li ci nekk. man de bu doon man tey damaa yor responsabilité ci opposition bi bala maa dem élection dinaa xam ci yenn condition lay demee élection. léegi yéen a ngi ci biir élection yi ci ban background ngeen. foofu laa bëgg a ñëw xam nga ñun moom. ñun tey lu la waaye mën a wax ñun rôle société civile rek lañ mën a jouer. donte nag bu ñu gisee injustice fu mu mën a nekk dañ koy dénoncer. Sénégal nag booy dénoncer injustice dañuy jàpp ne yow da ngaa far mais ñun li réew mi lañ faral ñun. man loolu laa gëm te loolu laay dund ku ko xam baax na ku ko xamul it bisa ngi ñëw xëy na di nga ko xam. li ma gëm mooy mënoon ni da ngay dem ci ay élection ba pare fichier bi maanaam ñu kidnappé ko kenn gisu ko. loolu jàpp naa ni erreur la. maanaam dañuy dem ci élection règle du jeu yi nga xam ni mooy tax moo ñu tënk ñun ñëpp. jeu bi normal. nañ ko teg mu leer ñëpp xam ko. mënoon ni da ngay dem ci ay élection yenn dëkk yi nga xam ni opposition bi jàpp nga ni dañ daan faa war a gagner nga fexe ba rejeter seen ay liste ba pare ni nañ dox ci jàmm. yaa ngi dégg tey jii boo xoolee bari na li xew Matam. loolu képp kuy ab Sénégal koy ñaawlu. donte joxaat nañ opposition bi. bi ñu defee recours waaye fekk na c'est trop tard. fekk na liste yi tasaaroo nit ñi dem ànd jeeg ku leen neex yaa ngi dégg ku mel ni Moustapha Guirassy ci Kédougou ku ne xam ne ni Guirassy mënoo ni mënta defar liste. ancien maire nekkoon ancien ministre jamono Wade kooku lu waay mën a wax mën ngaa wax lu nekk ba mu des ni mënta organiser ab liste nga rejeté listam ba nii may wax ak yow yaa ngi dégg ku ne gis na ni préfet yi ak sous préfet yi niñ ci taxawee woon. du ñëpp waaye certains préfets niñ ci taxawee woon kon dama gëm ne élection yi départ bi lañ ko fauché. man na gëmuma le médecin après la mort. man lu ma gëm mooy. dañoo waroon a taxaw temm pour ñu jot ci fichier bi. yaa ngi dégg pour xam lan moo nekk ci fichier bi mais amul benn opposant bu la mën a wax ni li nekk ci fichier bi xam na ko. kon loolu risque boobu ñuy demee. lan nga yaakaar ne mën na koo indi ci ay conséquences. amul lu mënta indi ci réew mi nag. parce que oui bu ñu nañ waxante dëgg amul lu mais réew yi tàkk yëpp élection moo ko taal mon frère. Afrique fii réew yi fi tàkk yëpp Côte d'Ivoire lu ko taal du ay élection. maanaam bu ñu naxante. maanaam amul lu mënta indi parce que tey opposition bi bu gars yi génnee déclaré ni gagné nañ ñii ni gagné wuñu lu ne mën naa am ci réew mi donte souhaité wuñu ko. yaa ngi dégg. xanaa du bu ñuy wàññi carte yi donc kenn ku nekk sa kuréel dina la fa teewal. mais xam nga bu ñuy wàññi carte yi
mais ñiy woote ak ñi dul woote dañ leen war a xam d'abord pour nga mën a wàññi carte yi parce que wàññi carte yi moo mujj. waaw wàññi lii jiitu mooy ñu xam ñiy woote ak ñi dul woote ñi faatu ci diggante bi. waaw effectif bi nga xam ne ñoo bindu. ak ñi dul bindu loolu kenn xamagu ko ba nii Sénégal kenn xam man de xaw ma ko. loolu problème la de. te man gis naa ñu mel ni. situation ku mel ni coalition le peuple bi ñoom Dame Mbodj jiite. ak Cheikh Omar Diagne ak ñoom Abdou Karim Gueye ñu ngi leen di féliciter bu baax ci taxawaay bi ñu am. wax nañ loolu opposition bi maintes fois ni leen fichier bii Macky Sall yor dañ ko war a xam mais dafa mel ni opposition bi dañ leen a tànqamlu xëy na nag ñoom en tant que ay leader jot nañ ci fichier bi waaye ñun de jotuñu ci man de li ne ci fichier bi xaw ma ko. est-ce que du indifférence dégg naa ko mel ni Bakar Ndiaye nga xam ne expert la ci domaine boobu. toog nag devant Walfadjri devant les caméras. ni fichier bi kenn mënu cee gagné Macky Sall moom wax na ko. te ba mu ko waxee ba tey dégg guma ko dindi. est-ce que ñoom dañoo dem ba gis indifférence bi nga xamante ne moom moo am ci nguur gi. ak ñàkk a mën a wax ak xëy na président de la république nga xam ne loo ko wax mu tànqam lu la. waaw ak yàgg gën mën a yàgg a demee ci ay élections yu lëndëm nga xam ne lu camouflé rek ci la ñuy duggee. waaw loolu lañ dem ba sonn ci. moo tax ñu ne dañu. loolu mën naa nekk te loolu man gëm naa ni sax mën naa nekk waaye loolu warul tere. nga wax ak opinion bi. parce que magum xamoon naa ko. magum waxoon naa ko. tey waroon nañoo def conférence de presse publique. wax nit ñi li nekk ci fichier bi bu dee dañ koo téye ñu xam ne dañ koo téye bu dee ñoom jot nañ ci ñu xam ne dañ cee jot maanaam fichier boo xam ne ñëpp a ko bokk luñ ciy denc comme liñ naan ay dañoo war a bàyyi ba élection yi des xaw ma une semaine wala kii ñu génne ko yooyu waxi caaxaan la lu ñëpp bokk nañ ko génne rek mu leer ku ne xam li ci nekk lan la kon ñoom dañoo bëgg quelques jours après élection yi ñu door a génne fichier bi xëy na loolu lañ bëgg mais daal en tout cas élection yi nii muy demee nii man de dalul sama xel loolu de problème la. waaw man dalul sama xel parce que man réew mi man li ma gëm laay wax ak li ma xalaat yaa ngi dégg. waaw man de loolu laa gëm léegi xam nga bu fekkente ne dañuy dem élection. te tënkuñu ko ci fichier bu leer bu nga xam ne nit ñi ci lañ mën a sukkandiku. loolu xëy na mën naa doon opportunité pour état. bu bëggee sàcc élection. mais mën naa doon opportunité pour peuple bu nga xamante ne dañoo bëgg a def. seen vengeance noonu ñu sukkandiku foofu. waaw xam nga dégg naa ko mel ni président Ousmane Sonko. mu am lu mu wax démb ci meeting bi mu def Mbàkke. te loolu dafa dar ñu taxaw ci. mu ni Dakar élection yi passé nii taxaw Dakar moo fi jiitu woon. taxaw Dakar moo fi jiitu woon commencement bi mais dañoo dem ba ay 3 heures du matin ñu génneel ñu yeneen i. waaw résultat yeneen i résultat yaa ngi dégg kon ku toog naan Sénégal kenn mënu fee sàcc élection loolu waxi caaxaan la. yaa ngi dégg. état amul lu mu mënta def bu ko bëggee def. lii tax élection yi jaar yoon mooy taxawaay. taxaw temm ci bu ñuy compter yaa ngi dégg taxaw temm ci résultat yi li fay génne ñëpp mën koo jotandoo. yaa ngi dégg élection yi passé opposition bi yëpp dañ koo contesté woon 2019 loolu fi la ñu fekk. kon ñii nax nit ñi naan mënuñu fee sàcc ay élection nañ arrêté man gëmuma loolu. lii tax rek mënuñu fee sàcc ndax te lii xeeñ nii lii xeeñ neexul parce que fichier bi kenn gisagu ko yaa ngi dégg ñu ngi rejeté ay liste yu bari ci gox-goxaan yi yoo xam ne yëpp ñu ay Sénégal lañ dañoo waroon a bokk te ba léegi teguguñu lu leer ci loxo Sénégal yi li tax ñu rejeté leen ñu rejeté kii kon jàpp naa ni société civile bi loolu war nañ cee wax cadre unitaire de l'islam ñi ni dañuy dox jàmm war nañ cee wax parce que nag jàmm du lu ñuy déclarer nii rek lu ñuy dund la lu ñuy exercer waaw lu ñuy exercer la jërëjëf mbokk yi ànd ak seen télévision Sunugal 24 yéen ñi ànd ak seen jotaay taxaw jàngat tey ñu ngi dalal ki nga xam ne moo di Imam Dramé ñuy waxtaane ci ay problème yu wute Imam dañuy dal ci suñu point bu mujj mel na waxtu mi ngi ñuy jàtt moo di ci problème mu CEDEAO bi CEDEAO parce que ñoom dañu xëy rek daal di génne ay loi wala bokk sax ay proposition yu nga xamante ne dañu jàpp ne war nañoo dal ci kaw Mali parce que ki nga xam ne moom moo di Assimi Goïta nekk ca bopp nguur ga daf ne woon dafay jël nguur gi pour jox ko ñi nga xam ne ñoo di civil yi ci diir di jëlee bu gàtt mais dañu toog ba mu yàgg ñu dégg ay déclaration de 5 ans ñu jékki-jékki aussi daal di prolongé loolu nag bu ñu ko déggee ñu jël ay en tout cas ay proposition wala bokk décision pour bëgg a wàccee ki nga xamante ne moom moo di Goïta Sénégal bokk ci ñi nga xamante ne njëkk nañoo engagement yooyu bëgg fexe ba nga xamante ni suñu digganteeg Mali frontières yi dañ koy fermer donc naka nga jàngate loolu ndax bokk na ci intérêt Sénégal muy fermer ay frontières moom digganteem ak Mali waaw loolu jàpp naa ni jarul jàng économie pour xam ni Sénégal moo ciy perte maanaam tëj frontière diggante Mali ak Sénégal
économiquement Sénégal moo ci perte. loolu yaakaar na économistes yi wax yëpp benn wax dëppoo nañ ci unanimité. waaye li may njëkk a ñaawlu mu ak gàcce gu réy gi ma am en tant que koo xam ni man africain la gëm panafricanisme parce que panafricanisme moom la suñ maam yi doon xeex. Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul li tax ñu exilé ko mooy gëmoon der bu ñuul yaa ngi dégg. Cheikh Omar Fouti yu li taxoon mu gàddu jaas yi ba daanu ci falaise de Bandiagara. ñenn ñi dafa disparaître ñenn ñi dafa def martyr bu mu ci man di doon rek. li mooy gëmoon der bu ñuul gëm ni tubaab bi waru koo not. yaa ngi dégg Seydi Hadji Malick ba muy taxaw fii naan ala himmati faj al ilahi aliyatan li an surtout xorran xaalisan kulla wijhati der bu ñuul la doon défendre. mooy yow yàlla nga yëkkati sama yitte ba mu kawe waaye nga def ma nekk gor su set wecc am liberté totale. kon lii ñu bëgg a teg Mali képp koo xam ne ni yow ñooñu seen ndono intéressé na la maanaam war nga ko naqarlu ci làmmiñ waaye naqarlu ko ci ay action moo tax bi ma gisee société civile bi ñëpp ci société civile bi ñu mel ni mouvement Y'en a marre FRAPP France dégage ba ci ñu mel ni Alioune Tine ñi ëpp boobu ñi ma dégg gu ñëpp dañoo naqarlu embargo bi wane ni embargo bi CEDEAO duñ ko ciy tudd mais du ci dara. France moo nekk ci ginnaaw. France bi exilé woon Serigne Touba. France bi nga xam ni moo xeexoon ak Cheikh Omar Foutiyou. France man bi jàppoon sama maam di Mamadou Lamine Dramé France boobu rek moo fi nekk ba tey changé wu. France boobu tey moo bëgg a humilier peuple Mali. waaye nag peuple Mali li ci dal xel mooy peuple la boo xam ne boo leen xoolee rek. xam ne affaire bi dépassé wu leen parce que nag Assimi Goïta la. man de xawma ko waaye fonk naa ko. jàmbaar la parce que arabe nee na ku wax feeñ. boo ko déggee mi wax di nga xam ni kii du nit kuy raf du nit kuy tiit. du nit ku am complexe ci der bu weex. parce que nag la Thomas Sankara waxoon Thomas Sankara dafa woon wax bu am solo dañu woon ce que les élites ne font pas pour le peuple le fera pour lui-même. mu ne bu ñu demee ba élite yi amatuñu courage jàkkaarloog tubaab yi wax leen li mën a nekk na peuple yi jóg taxaw jël seen ay responsabilités. te tey Afrique foofu la toll tey. ñoom dañ la ñu indi ay mercenaires yu nga xam ne Wagner lañ tudd. waaw dina ñëw ci loolu mais taxawaay. bi peuple parce que le peuple africain benn peuple la. Mali ñun ak moom du ñaari peuple benn peuple lañ. Mali ñoo bokk benn ay diine ñoo ko bokk diine islam moo fi nekk ak diine christianisme ñoo ko bokk bu fekkee ay aada ñoo ko bokk san làkk yi am fii moo am Mali ku mel ni Cheikh Omar Foutiyou njabootam ku ne xam na ni ñi ci ëpp ña nga Mali wala boog am nañ ñu fa bari di fa dund Mali. ñun ñi koo ci dàq ay maamam Mali lay dellu. ñu bokk benn devise un peuple un but une foi bokk benn drapeau yaa ngi dégg kon Mali ñu nekkoon ci fédération Mali ba mu tasaaroo ci la Sénégal soog a tudd Sénégal kon bu ñu naxante ñun ak Mali duñ ñaari peuple tubaab bi moo ñu séparé. li nga xam ne moom ci lañ war a taxaw tey. population bi rawatina kilifa diine yi. ñu am courage taxaw temm wax ak Macky Sall ndax Macky Sall mooy sunu ndaw ci CEDEAO. ni ko lii CEDEAO jël benn peuple africain d'accord ci. yaa ngi dégg Guinée de moom te mooy taxaw xam nga. ak Algérie Guinée ku ne Guinée xam nga foofu sax dinañ ci ñëw tubaab yi buñ ñu nax buñ ñu gëmloo ni soldats yi dañoo bon parce que li indi coup d'état yi ñun xam nañ ko. coup d'état bi gën a garaaw ci coup d'état mooy coup d'état constitutionnel te loolu tey jii Ouattara loolu la def forcé 3e mandat. CEDEAO de waxul dara moom. waxul dara boobu CEDEAO dafa nekku fi woon. fii 5 ans lañ waxoon. ci affaire mandat bi. mais bu ñu ko defee 7 ans dégguñu CEDEAO wax. CEDEAO doo leen mës a dégg fii ak intérêt bu ngi nekk ci chef d'état yi doo dégg CEDEAO. kon CEDEAO ñoom groupe syndicaliste la ñu. non loolu mooy dëgg. tey jii moom yaakaar naa loolu kenn weranteetu ko. mais li xam nga arab day wax ne al aslu fil umuri mu baax lépp loo gis cosaan bi baaxoon na waaye dañuy dem ba malheureusement tubaab bi di leen influencer ba dootuñu nangoo jël seen ay responsabilités. tey kola CEDEAO gis nga tubaab yi dañoo am benn stratégie bu ñuy def bi ñu jàppee esclavage njaam ñu xeex ba jëlee ko fi ñu jëm ci colonisation ñu xeex ba jëlee ko fi ñu indi néocolonisation fi ñu ko bëgg a jaaree mooy ci chef d'état yi parce que xam nañ ni peuple yi kenn mënu leen a contrôler loolu la ñu réussir ci le Moyen-Orient moom lañ bëgg réussir fii ci Afrique. léegi lan moo war a doon taxawaayu Sénégal nag. ci taxawaayu Sénégal weesuwul def ay manifester partout ci Sénégal pour soutenir peuple Mali pour wane ni CEDEAO décision bi mu jël moom la engagé
wane ni Macky Sall décision boobu ngeen jël yéen chef d'état yi la engagé mais engagé wul peuple bi te loolu nag ñi ci war a jiitu kilifa diine yi ci lañ war a bokk man de li ma gëm mooy maa ngi woo képp ku gëm der bu ñuul gëm ni Mali suñuy mbokk lañ suñuy doomu baay lañ suñuy frère lañ dañoo war a organiser wu taxaw def marche bu mag dem ci ambassade Mali wane ni décision bi CEDEAO jël kenn du ci ànd te warul continuer parce que nag rapport de force rek moo fi des fi mu ne te rapport de force nag weesuwul taxaw wane démb ko xool Mali xam ne peuple bi yëpp ñu ngi ci ginnaaw Assimi Goïta yaa ngi dégg ñu def discours bu responsable wane ni ñun dépassé nañ fu ñuy nguufaanee rek ci ay ci di ñu dicté tey Afrique dafa màgg Afrique dafa gëm ni avenir u àdduna bi Afrique la tey jii lii li ci feeñ dafa bari baat bi ñu doon naxee terroriste tey xam nañ ni terroriste yu mag yi dëgg mooy occidentaux yi parce que ñooy ñëw fekk ay nit yu toog ci seen réew xool nañ def Kadhafi tey jii képp ku dem Libye la fa am xam nga ni lépp lu ci responsable mooy OTAN tey jii ñoo tasaare réewu jàmm ba réew ma nekk ci guerre civile Bagdad tasaare nañ ko ci benn baat rek la ñuy naxee nit ñi terroriste commencé woon nañ ko indi fii Sénégal fexe nañ bañ jàpp fi ab imam fii ci réew mi tuddee ko terroriste te lépp tubaab bi ñoo nekk ci ginnaaw nit nag seule la lutte libère man loolu laa gëm nit ñu xeex buñ tax xeexul duñ am jàmm xeex nag dafa bari façon xeex mooy commencé di def ay vote sanction képp ku ànd ak tubaab bi peuple bi taxaw sanctionné la xam ni ñun peuple lañ boo xam ne suñ maam yi dañoo xeex tubaab bi ba génn leen fi kon duñ nangu tubaab yi di ñëw di nekk ay complice di ko jaaree ci suñu président yi pour coloniser waat ñu loolu duñ ko nangu macha allah lii duuf ci nag bi yëpp xajul ci lii gënoon nañoo bëgg a sori mais waxtu yi moom moo ñu jot imam lan mooy sa kàddu gu mujj imam kàddu gu mujj rek mooy di wax ni nañu taxaw gëm ni la Frantz Fanon waxoon laa gëm chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir moom la Sidi Lamine Niass daan wax bayit bu mu fonkoon la mooy isa shaabu yawman arada al xayaa fala budda an yastajiba al xadar bépp peuple bu bëgg a jóg libérer sa bopp yaay jóg taxaw temm jaamaarloog li taxaw dox sa digganteeg liberté nga jaamaarloog moom tey jii am nañ occasion bu rëy ci Macky Sall mooy ñu ngi jëm ci ay élection li sëñ Habib si wax man loolu laa gëm képp koo xam ne ni jël nga sa carte jox ko Macky Sall ëllëg fu ñuy wootee mbirum góor jigéen yàlla bu koy laaj dina la woo laaj la yow lan moo ca nekkoon sa responsabilité kon nañu boycotté Macky Sall ak nguuram parce que nag li ñu dal yëpp moom mooy responsable man loolu laa gëm très bien jërëjëf al imam heure buñ la invité rek nga dikk ci ay réponses yu nga xamante ne yu am solo la yu wuyu jataay bi la tamit jataay bi dafa xaw a xat tuuti mais sinon daañu gën a sori ci li nga xamante ne moom moo di affaire u CEDEAO bi mais li ci gën a am solo andi nga ko mu nekk nu nga xamante ne lu am solo la mbokk yi yéen a ngi àndoon ak seen télévision Sunugal 24 ci seen jotaayu taxawu jàngat Abdou Khadre ci microphone bi libaas ci wàllu xarala gi ñu leen jox beneen dig daje salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu